que li mu def jëme ko ci Karim Wade def ko jëmale ko ci Khalifa Sall doon ko tànte ci Ousmane Sonko jàpp leen ne yéen ñi nga xamante ne ay chef de parti ngeen kenn ku ci nekk sa bis mi ngi ñëw parce que li muy def amu ci xàjj ak seen képp ku jóg ngir bëgg a xëpp cereem suuf c'est-à-dire ngir fexe ba troisième mandat bi muy leem-leemal nga jéem ci xaw a mel ni d'accordoo ci ak moom yat bi jàpp na ni dina la ko dóor et moo tax képp kuy leader de parti na nga waajal sa bopp képp koo xamante ni da ngay bañ na nga waajal sa bopp moo tax may sargal jeunes yi nga xamante ni ñoom ñëpp muy M2D muy ndaw yi Thiès yi nga xamante ni tey bi muy ñëw génn nañ au moins wane ne am na ñu d'accordul am na ñuy bañ ba tey am na ñoo xamante ni kenn mënu leen a jënd am na ñoo xamante ni amuñu njëg au moins tey Thiès am na ay ndaw yu génn wan président Macky Sall que ni am na ñoo mën a jënd mais am na ñoo mënta jënd am na ay Thiessois yu indigne bañ leen di tuddee nitu Thiès mais am na également ay Thiessois yu digne te ñooñu jàpp naa ni ba keroog bufta bi di wal seen valeur yooyu duñ ci mës a dellu ginnaaw ci lu toll ni virgule donc monsieur le ministre xamal ne am nañ mbégte bu baax am contentement jàpp ne it ku jox cër ñi nga àndal di waxtaan ci wàllum coalition nga parce que dañuy ciy jël exemple lu bari ci suñuy rencontre tey su fekkonte ne dañ la interviewé nga ne candidat nga à la mairie de Thiès ville wala Thiès ouest te nga am ci droit wala au niveau du conseil départemental su boobaa dinañ ci am ñun lu ñu metti parce que dañoo nekk ci waxtaan yu pareegul mais li nga def li muy wane mooy da nga jox cër jox respect ñi nga xamante ni ñoom nga nekk di waxtaanal te exemple boobu Saliou ngi nii moom du ma bàyyi moo wax dul dëgg bu ñu toogee en réunion loolu dañ koy magnifier di woo yeneen responsable yi nga xamante ni dañu commencé di def lu mel noonu ne leen nañ ko arrêté parce que dañuy waxtaan te pareeguñ comme que nag dañuy waxtaan te pareeguñ nag kenn ku nekk xaar ba ñu pare lan la ci coalition bi jox nga xam ne lii lañ ci jox coalition nag il n'est pas dit que ñi ko séq ñëpp forcément dañuy àndandoo jusqu'au bout di nga dem ba ci biir am ñoo xamante ni d'accorduñ séparation day am des fois yooyu c'est des trucs qui arrivent dans des coalitions pouvoir en place bi aussi suñu yëgee ne coalition bi vraiment taxawaay bi am na solo dinañ jéem a dugal ñoom it seen loxo ci biir pour jéem a tas yooyu yëpp dañ koy gis mais du tere danañu def suñu kéemtalaay kàttan fàtte suñu bopp yi jiital li nga xamante ni mooy Thiès parce que Idriss Seck non seulement dafa appauvrir Thiès ñu dem ba ci biir moom jàpp na ni nguur askan wi mënuñu ko jox moom jàpp na ni toujours le président en exercice mooy dem bàyyi ko fi en 2009 bi président Abdoulaye Wade di ñëw fii chemin de fer moom moo fi taxaw wax fi ay nen ak ay omelette ak yu kenn xamul boobu aussi jàppoon na ni président Abdoulaye Wade daf ko war a jël moom jël réew mi jébbal ko bi mu demee ba yaakaaram tas ci loolu tey dem na jébbalu ji ci président Macky Sall parce que jàpp na ni aussi président Macky Sall bis bu jeexalee troisième mandat bi daf ko war a jox moom Idriss Seck ma jàpp ne nag nguur population askan moo koy joxe mais du président en exercice mooy seet ku ko neex mu wutu ko loolu royaume lay gën a nuru te il faut que président Macky Sall comprendre que réew mi du moomeelam moom du moomeelu kenn ci ñoom leader politique yi peuple bi saa yu ñu waree tànn am nañ maturité bu toll ni kenn du leen wax la ñu war a def donc nag moom Idrissa Seck war na ressaisir di ko wax it ne xam naa ni am na problème avec les Thiessois parce que li président Thierno Alassane Sall wax tout à l'heure amoon na gàcce jàkkaarloo ak waa Thiès ànd ak président Macky Sall war a langaamu ci oto bi parce que bu ñëwoon day dem langaamu ci oto bi comme ni yeneen naataangoom yi di def oto boobu benn place moo ci am bu nit di jóg muy place su président de la république te Idriss Seck du moom moo fay dem président di lang donc su amee kuy lang Idrissa Seck mooy lang comme que nag doon na am gàcce ñëw nekk apprenti président Macky Sall donc nu muy jàkkaarloo ak waa Thiès effectivement
mu daw ñëwul mais ñu ngi koy xaar ci tabaski bi de toute façon ñun pour la première fois dinañ dem julli ji jumaa Muusante daje fa ak moom parce que am na ay question interpellation yoo xamante ni il faut que mu indil ñu ci ay leeral te soxlawuñu daje ak moom ci place privée pour place publique lañ ko bëgg a la maa ngi sant yàlla bu baax maanaam mën naa ni ak ñaan yi ministre bi ñaan tout à l'heure xam nga nee naa ko góor gi imam bu mag la woon ci dëkk bi doon vraiment doon ñaan yàlla na yàlla yeesal yërmande ci moom yàlla na yàlla taas ñu ci barkeem donc maa ngi sant yàlla bu baax di wax waa Thiès que ni suba si le président devait revenir à Thiès taxawaay bi ñu amoon moom la ñuy amaat wala bu ko raw parce que nag résistance rek moo ñuy permettre ñu libéré wu donc ñu ngi waxtaan ak waa Thiès yëpp pour que ñu dajal. aussi mën nga firndeel ne yéen a ngi waxtaan ak parti. mais bien sûr toujours dañuy wax ne République des valeurs ak Pastef jubóowuñu comme monsieur le président nee na bon question yi jeex na bon loolu peut-être ñu muy République des valeurs wala Pastef kenn ku ci toog peut-être di nga ci indi ay leeral man daal li ma xam. mooy fi ñu toog di waxtaan. République des valeurs mi ngi fa toog. Pastef mi ngi fa toog te musuma dégg kenn ci ñaari entité yi ku yëkkati benn kàddu jëmale ko ci beneen entité bi muy kàddu bu ñaaw musuma ko gis. fii ci Thiès musuma ko gis. et je pense que Saliou est là il est témoin musuma dégg benn responsable bu République des valeurs yëkkati benn kàddu bu ñaaw wax ko ci Pastef musuma gis Pastef également yëkkati benn kàddu wax ko ci République des valeurs. bon léegi nag man xëy na bu dee problème am na peut-être kon ñun yëguñu ko wala bu amee it ñu ngi ñaan kon yàlla na ko yàlla saafara en tout cas dinañu def suñu kéemtalaay kàttan pour mobiliser toute l'opposition thiessoise parce que ñun xam nañ ni pour jëlee fi li fi nekk dajaloo rek moo ko man 2014 Idrissa Seck majorité des Thiessois voté nañ ko li ko votel matul sax 40% des voix mais puisque raw gàddu la benn voix soo ko ëppalee da ngay jël mbir donc comme que ñun nous sommes conscients de cela donc nous avons aujourd'hui le devoir et l'obligation de s'unir n'est-ce pas pour remporter ces élections. Merci. Voilà.